jërë ngeen jëf coppite yu yees yi ci code électoral bi l'observateur nee nañu gannaaw liggéey bi ci commission bi ñu dénk wàllu politique ci biir dialogue national bi doon def waxtaane nañu loolee démb ci ndajam conseil des ministres ba yeewat maanaam adopté nañu projet de loi bi léegi nag ci péncum ndawi réew mi di assemblée nationale moo ca des waaye Macky Sall ci urgence ca la nekk jamono ji ndax bu bëggee lépp tege ci yoon il faut que loi boobee dañu koy wote ci procédure d'urgence gën ko yàgg laata fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2021 soleil national bind ne lu ñeel élection territoriale yi adopté nañu démb projet de loi bi jëm ci code électoral bi code électoral boobee journal L'As xëy na di ñu wax ponk yi ci gën a fës ba xamal ñu ne ponk yooyee ñoo ngi jëm ci wàllu parrainage bi jëm ci élection maire yeeg yu président conseil départemental yi ba ci ñaari kaa yi di kaabu Karim Wade ak kaabu Khalifa Sall ñoom ñaari kaa yi Tribune xëy na di ca kaa ba wax ñu ne seeni mbir mi ngi léegi ci loxoy Macky Sall ne code électoral bu yees bi ñu adopté démb ci ndajam conseil des ministres article L31 beeg L32 bi mën nañu amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall Les Échos nañu fa ñu déggoo ci code électoral bi Macky Sall validé na ko fa ñu giitoo mu ajandi ko ba jëmmi jamono yéen nekk ca code électoral ba journal Les Échos nañu bokk na ci communes yi conseil départemental yi tête de liste majoritaire bu ko gagné yaay falu maire wala président conseil départemental yamu ca ne muy ci Ndakaaru Pikine Rufisque Tëngéej ak Kees tête de liste proportionnelle bu ko gagné foofeet yaa fay doon maire bu ville ba lii di parrainage bi journal bi xamal ñu ne teggi lañu ko parti politique yi ak coalition yi waaye candidat indépendant bu bëgg a doon maire il faut que da ngay wuti liste parrainage leneen la ca des mu di mbiri caution bi tënkuñu ko fenn ministre intérieur da cee war a diisoo parti politique yi coalition yi laata ñu koy fixé Sud Quotidien nañu Macky Sall fente na yetu CEDEAO wi ko naroon a dal ci anam yu ñu doxalee code électoral bu yees bi adopté nañu ko démb ca ndajam conseil des ministres di ko waaji yóbbul député ci assemblée nationale ngir ñu woote ko ci procédure d'urgence bu yàggee ba yàgg warees na ko promulguer laata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet mu Njaay Siise njiital ONC 3D doon nit représentant société civile gi ci biir commission politique bu dialogue national bi mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkk Source A fi ñuy xaar Macky Sall ak it li ñuy xaar ci moom Badjo bi di code électoral bi maître Ousmane Seye bokk ci commission politique bi mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk Vox Populi ne def nañu ci juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaar fukki modification jigéen ñi dëkk HLM fii ci Ndakaaru tànn nañu seenub candidat ci élection locale yi ñu jëm ngir maire bu HLM réew mi quotidien moo ko bind ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne jigéen ñi dëkk HLM ki ñu tànnal seen bopp bëgg mu doon maire bu HLM moo di Fatoumata Gueye Diouf coordinatrice nationale bu coalition Macky 2012 adjointe au maire bu HLM nee nañu li mu leen wan doy na leen bëgg nañu mu doon seen maire ndax dañoo am ci moom yaakaar te kuy wàlli yaa ni sëb dëkk tëggul réew mi quotidien nañu cim ndaje muñ doon def mu ñeel joxem attestation ak financement acteur économique yu HLM yi fa la ñu ko waxee woppi coronavirus ji mi ngi bëgg a tegaatu der ci réew mi libération nañu kaaye ñoo nga yéegaat réew mi romb na léegi limub junni nit yu amee corona ne démb rek am nañu ñaari téeméeri cas coronavirus yu manqué juróom-ñeent témoigné nañu li nar a indi troisième vague coronavirus ci réew mi ñu bari ba ci ay médecin ñoo ngi ci joxar bi baaramub tuuma Macky Sall mi ci tournée yu bari yi dajale mbooloo mu bari di ci tuumaal it politique kat yi fara ci opposition bi Le Quotidien mel ne ku naan ñu Macky moo neex ne ba mu defee ay tournée bu nuppi wër réew mi ba doyal nee na léegi nañu wàññi rassemblement yi maanaam daje yekk dajaloo yi ñu daje ba tey ci xët mu njëkk Le Quotidien conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar journal bi nee nañu teg na ay daan yu tar te tiis ci kaw étudiant yi doon turbale campus ba yéenekaay bi nañu étudiant bi ñu gis mu doon fuqarti micro bi kookee moom dàq nañu ko définitivement ci université ba am na it juróom-ñaari étudiant yu ñu dàq ngir diirub juróomi at amit yeneen fanweeri étudiant ak juróom-ñaari yu ñu dàq ngir ñaari émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 8h jot na ba tegal El Hadj Sangay la ñuy àndal ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum asalaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak ndorteelu examen entrée en sixième certificat naka noonu ci Sénégal lu jege daanaka ñetti téeméeri junni candidat ci mbooloom centre examen yi sunum réew ministère bi ñu dénk wàllu éducation yi dalal xel ya matuwaay yëpp ngi ngir examen yu jaar ci yoon wàllu xibaar bokk na ca daan yu diis tukkee ca commission discipline université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci yenn ci étudiant ràññi ko woon ci wàllu ñàkk ak wek jëmee ci jàngalekat waral loole nay daan tegu seen kew bokk na ca kenn ku ñu dàq ba faw ca daara ja ak ñeneen ab diir ñoom it ñu ajandi duñ fa mën a yeggale seenum njàng wàllu xibaar dina ci bokkit conge gu ànd ku ngànnaay xewe ca jindi ca Kédougou di wàllu braquage ñaari bakkan rot ca ci yeneen i jamono xibaar yu tiisit bokk na ca wakk nguna ak nawet beek dënn bu fa daanu cib élève nekkoon classe terminale mu faatu ca saasi ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane Gueye
jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak examen entrée en sixième certificat d'étude naka noonu ak ndorteli tey ci Sénégal jamono yi daanaka 8h lu jege ñetti téeméeri junni candidat ci mboolem centre examen yi Sénégal maanaam ci leeral ñaari téeméeri junneeg juróom-ñeent téeméer ak ñett la ñu ne ay candidat ministère bi ñu dénk wàllu éducation nag ni jël na matuwaay yëpp ngir examen yu jaar ci yoon dañu ci ànd sax kenn ci ñoom yooyu kilifa yi ministère éducation Amadou Mokhtar Ndiaye mi nuy dénk wàllu examen. ay léewén nañu fexe ba école yi nga xamante ni mën na am possibilité bu tawee mu jël ndox wala classe yi seen am ndox ñu éviter ko jël école yoo xamante ni du am ndox parce que xam nañ ni yenn classe yi bu examen yi ñëwee dootuñu jàng kon am nañ possibilité tànn classe yoo xam ni ak école yoo xam ni du jël ndox te dina tax xale yi def seen examen ci anam yu mujj ay bu ñu seetloo ñetti fan yi wala juróomi fan yi ñu passé xam nañu information yi ñu jot wane na ni mbas mi yokk moo tax jëwriñ bi dafa wax inspecteur d'académie yi wax ni nañu fexe bokk ba ci centre yi xale yi am ndox saabu bu ñu raxasoo suñ ko mënul am ñu am gel hydroalcoolique bu ñu def seen loxo te ñu sol masque muy jàngalekat yi muy élèves yi di candidats yi. mu nekkoon leeral di directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu examen concours ca ministère éducation Amadou Mokhtar Ndiaye ci matuwaay yi kilifa yi jël ngir examen yi jaar ci yoon ñeel certificat gi entrée en sixième gi tàmbali tey ci Sénégal. kàddu yooyu mu dénkoon ko Angelina Gomis ci wàllu njàng mi bi yoon ña ca fare ci njàng mu kawe mi université bu Ndakaaru ak lenn ci daan tegu ci yenn ci étudiants yu nu fa daal di woon ràññee ci fitna yi fa woon daan yi diis lool ci gis-gisab étudiants yi bu nu sañoon daal ak woyofal jamono yu SAES moom jàpp ne fa nu teg daane fu wér la Pape Bess Diba. commission discipline bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tegi daan étudiants yi ñu jàpp ne seen loxo mi ngi ci xeexoo yeeg violence yi amoon ci campus bi violence yooyu nag mi ngi amoon ginnaaw bu ñuy contesté ay élections semi-amicales yi am foofu ci université ñoom étudiants yi nag seen violence dem nañ yàq ci ay restaurant ak yeneen bërëb yu nga xam ne mi ngi foofu ci université bi ay jëf la yoo xam ne ni ñëpp ñuy yëngu foofule ñaawlu nañ ko doore ci conseil restreint bi nekk ci université moom mu ne képp ku ci loxoom laale dina la yóbbu ci commission discipline bi le engagement la boo xam ne nii jëfee nañ ko ndax yóbbu nañ étudiants yooyu le waaye nag lim bi nga xam ne nii moom lañ waxoon di 200 ak juróom fukk matul lu ni mel ndax bi ñu leen dégloo ba pare juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti étudiants rek lañ ci déglu ñoom ñooñu nag dañ leen toppee ne dañoo xaw wi lépp luy règlement boo xam ne nii ñoom ci lañ war a tënku ñoom étudiants yi le ñu gis ne nee nañ dañu envoyé ay message yu ànd ak saaga ak di harceler doyen bi commission de discipline bi nag ginnaaw bu mu paree daal dina prononcé ñu interdire leen ñu def ay inscription foofu ci université bi ci lim bi nag am na ci koo xam ne ni moom dañ ko dàq ci université bi am na juróom-ñaari étudiants yoo xam ne ni seeni sanction mu ngi ci juróomi at am na fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne ñoom ñaari at la ñaar fukk ak ñaar ñoom dañu am relax am na ci yeneen fukki étudiants yi nga xam ne ni ñoom suspendre nañ seen inscription di xaar nag ngir déglu leen lim bi li ci ëpp nag waa fac droit la naam am na ci nag ñoo xam ne waa fac lettre waaye ñoom ñoo gën a tuuti. kon ni ngeen ko seetlul seen bopp Pape Bess Diba fa mu doon ànd ak ñun mooy ci xeeti daan ya jib démb tegu ci yenn ci étudiant ñu ànd léegi ak Aminata Ba ci wàllu réaction ni ko étudiant yenn yi gisee waaye SAES it na ko noonu SAES mooy syndicat jàngalekatu enseignement supérieur. ginnaaw violence yi ñu daal di nemmeeku ci UCAD commission de discipline bu université bi daal di génne xiir bi sanctionné étudiants yi ndongo yi nekk ci faculté des sciences juridiques ak politique di ñaawlu rek yile dogal ñoom nag fas nañ yéene amal appel Abdoulaye Cissé nekkoon na njiital amical bi. ñu ko defee moom la ni njëkk a ñaawlu yaakaar naa ne procédure ñu utiliser jaru ko fi woon lu mel nii da nga koy topp ba nga xam ne am nga preuve fu loo xam ne mooy recours ak ci jàmm ak salaam waxtaan dañ ko tegagul lu nga xam ni mbooloo mi décidé na ko rek incha allah ñu def loolu mais mënuñu accepter li nga xam ne moom moo am. SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ñoom nag nangu ñoo def benn commentaire waaye ki nekkal bi le syndicat ci campus bu Dakar di Abdoulaye Dieng jàpp ne nag commission bi dafa tënku rek ci loi yu ñu daal di tëral ci bile daara. SAES moom du faral di commenter ay décision instant décision yu conseil bi jël décision boo xam ne rek texte yi dañ ko prévoir aj la pendant 5 ans aj la pendant 2 ans yooyu dafa nekk ci loi 1994. syndicat bi daal di yëkkate mot d'ordre bi mu amaloon
waaye ñuy àttu rek nguur gi ñu daal di respecter seeni diggé. dañ ko ajandiku parce que jeudi bi passé nañ ko dañu amoon benn exigence ak benn demande benn moo noonu ñu convoqué conseil de discipline def nañ ko moo noonu ñu convoqué l'assemblée de l'université ba ñu demee gisante autorité bi dañ ko jox suñuy exigence su ko deful nag am nañu droit ñu wàcc ci terrain bi wan ko ne mën nañu xeex pour am luñu bëgg. commission de discipline bu daara ju kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop daal di dàq lu tollook juróom-ñaari ndongo ci juróomi at fanweer ak juróom-ñaari yeneeni ndongo lu tollook ñaari at fukk ak benn ñu daal leen di artu lu toll nag ci fukki ndongo ñu daal di acc seeni inscription jamono ji waaye ñaar fukk ak ñaari ndongo fu mu toll ni toppeetuñ leen dara. jërëjëf soxna Aminata Ba président Macky Sall ci ndajem conseil des ministres gi mu woolu ci lu jàmp démb bokk na ci la mu waxtaane ak jëwriñ yi mooy fexe ba coronavirus gi jebbiwaat ci réew mi ñu jël ci matuwaay yi war bokk na ca ñoom sàkk lu ni mel ci ñoom ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ngir kon wàññi ndaje yu yaay naka noonu it ci gouvernement bu Sénégal it fexe ba bu ndaje mënul amit ñu def ko yemamaay ca di bañ a fàtte benn yoon lu jëm ci wàllu geste barrière mooy raxasu meeg lii di sol masque geeg dandante gi ñu des ak wàllu wér-gu-yaram ba tey ca bët gànnaaru Sénégal bi yoon ak gynécologue bu nga xamante ni mooy Mamadou Demba Ndour ca jamono yi ak réero fës lool diggam ak directeur am ci hôpital bu ci Matam tàmbaliwaat na ci xibaar liggéey bi ci wàllu kon ay opéré ak yeneen donte teewul ci ndaje hebdomadaire di ay bés yu ca ne ñuy amal ñoom docteur ya fare foofee ci hôpital bu Matam ay naatangoom yi bokk ci syndicat bi di SAMES ñoom di wéyal jàppale gi jëmee ci moom leerali Ali Bandel ñoo Mamadou Demba Ndour di gynécologue bi amoon coow ak directeur hôpital bu Matam kat ñibbisi na docteur bi lee tàmbaliwaat liggéeyam wuutee ndajeb hebdomadaire bi ñuy amal wàllu staff bi waaye mu nekkoon ca bloc ba doon opéré jigéen ñi ak yenn ci urgence yi jafe-jafe yi mu am ak directeur am bi nag tax na ba ñoñam yi collègue am yi bokk ci SAMES ne bu ci autorité yi jógul dañ leen dégg docteur Aliou Ndour mooy médecin chef district sanitaire bu Ranérou. donc mu nekk li nga xam ne moom la ñu dégg directeur hôpital Matam di wax du waxu kilifa mais comme wane na des actes d'irresponsabilité yu mat sëkk ñun aussi dinañu réagir à la hauteur de son irresponsabilité mais li nga xam ne mooy lu wóor mooy que ne directeur bi li nga xam ne moom la ñu amoon ak moom ci collaboration sama zone Matam relation yooyu dootul amat. docteur Mamadou Demba Ndour nag collègue am yi apprécié bu baax a baax ba tax ñu jàpp ni li ñu bëgg a teg ci kawam mérite wu ko mooy xalaatu docteur Thior mi réanimateur ci hôpital régional bu Ourossogui. di wax ni rek moom mérité wul loolu mais au contraire leneen la mérité woon mooy ñu sagal ko tey ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko fii ci région Matam bi depuis juróom-benni at. waaw di woo rek directeur hôpitalam def jàmm ñu jéem a lijjanti problème bi ba mu nekk suñu ginnaaw Mamadou Demba Ndour mën a nekk à l'aise situation bi parce que mën na ma dal suba comme ni mu mënee dal beneen docteur fii nii suba. directeur hôpital bu Matam nag ci muy suufeel affaire bi day jàpp sax ni Mamadou Demba Ndour kenn gàllankooru ko ci wàllum liggéeyam ci biir l'hôpital bi lee El Hadj Arouna Ndiaye sax di ñu xamal ni ci semestre bii ñu génn bi ñu defee seen xayma gis nañu hôpital baa ngi dox bu baax a baax mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel dañuy wutali penku Sénégal ci Kédougou ak cong gu am foofee cong gu ànd ak ngànnaay ba jur fay lorange ñaari bakkan yu nu fa daal di rotal ca dëkk bi di Jindi ci jamono nag ñuy waajal tabaski dañuy faral di gis ñoo xamante daal ñoom ci wàllu wuyu geeg càcc gi fa nuy jëmee seen i gët di fa nu diir mooy wàllu bërëb yu nuy wëre ak wurus moo waral askan wa fare foofe ci Kédougou yi sàkku ñu taxawal fa bërëb bu gendarmerie Ibrahima Jabax ñaari nit ñu faatu ak ay alal bu takku bi ñu yóbbu lii mooy bilan braquage bu amoon fële ci Diendji localité bi nga xam ne bokk na ci commune bu Bandafassi te digganteem ak commune bu Kédougou moo ngi tolloo ci ñaari fukki kilomètres nee na Mamadou Soare mooy chef de village yi Diendji Diakha. voilà ngoon bi dañuy am attentat suñu yoon bi voilà vers 17h quoi léegi ñaar mort voilà ak huit personnes bi dañ ko dóor te nu furier ko jël bagage yi portable yi après xaalis yi yëpp voilà donc ñaar personnes lay dee quoi ñaar personnes moo dee voilà avec armée vraiment ñun kay instant bi dañuy soxla vraiment sécurité la ñu soxla instant bi Diendji vraiment dañuy ñaan yëpp population yëpp instant bi soxla sécurité pour Diendji instant bi quoi. bi ñu ko yëgee élément brigade gendarmerie bu Kédougou jot nañ fa dem pour def constat d'usage waaye tey bi ñu seetlu bari waay juraay yi
ci biir région bi war nañu ubbi ay poste de gendarmerie avancé pour gën a mën a xeex bi façon banditisme balaa muy law ci zone yooyu fi nga xam ne nemmeeku nañu fa ay nit ñu bëri ñu nekk ci biir site d'orpaillage yi Ibrahima Diabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima tiis weneen bi yoon ca diwaanu Kaolack ca Wack Ngouna lii di foudre maanaam dënn bi daanu ci gone gu tolloon ci fukk ak juróom-ñeent ci at nekkoon classe terminale daal di ko jural ak paatu ci saa si jamono yu mu laq woon ci garab ci jamonoy taw yu métti leeral yi Ibrahima Diamé. Mamadou Yaya Diallo xale bi la doon waajal baccalauréat faatoom nag bett na ñëpp muy waa Wack Ngouna rawatina ñi mu bokkal lycée xale bi la doon def terminal kon ci lycée Wack Ngouna lii di dënn bi moo dal ci kawam Ibrahima Sall di premier adjoint au maire bu Wack Ngouna di ñuy nettali nan la yëf yi demee. dafa am benn ngénte boo xam ne dafa amoon foofu xale bi Thiaré Alassane dëkk moom moo demoon ci ngénte li alors ba ngénte bi jeexee muy jël ay mbokkam di leen indi Wack Ngouna parce que ciel bi dafa menacé woon léegi ba mu ñëwee wàccee kenn ki Wack Ngouna di delluwaat ci yoon bi ci la taw bi ñëw mu taxaw ci benn peggu garab alors foofu la ko dënn bi fekk mu ngi jël benn portable am def ko ci poosu dënnam alors portable bi ci jëm boppam moom moo seey ba jox takk moom moo ko génn la àdduna. wax nañ ko ba tey nag kenn du seetlu ci garab wala taal sa téléphone ba muy taw te li ñu constaté moo di ne chaque année ci ndorteelu nawet lii di dënn bi dina jël bakkanu doomu aadama fii ci diwaanu Kaolack tax nag xel yi demaat ci paratonnerre yi nga xamante ni daanaka amuñu ci dëkk àll yi. président de la république yaakaar naa yàggul dara am na benn conseil des ministres da ko wax mooy paratonnerre yi nga xam ne ñun zone rurale yi dañ ko war a am tey dëgg la am na fi mais dafa matewul maintenant si matewul nag zone de couverture yu mu war a am dëkk ak dëkk day sorante boo xam ne bu ko Wack Ngouna amee te panneau amul ko mën naa bu foudre wàccee day wàcc. ginnaaw nag bi mu jotee xibaar boobule ci la premier adjoint au maire bu Wack Ngouna daal di koy jottali kii di sous-préfet ba ak waa gendarmerie ñoom it ñu daal di jël seen motukaay dem ba ci bërëb ya ci lañ daal di kon jël lii di niw xale bu góor bile daal di koy yóbbu ci morgue l'hôpital Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima jërëjëf ñu dem ba Ziguinchor waxtaane nekkin wa ca kaso bu diwaan ga am na fa ñaar fukk ak ñeent ci ñu nu fa daal di teg loxo ñu ne ci xiifal boobaak léegi vision citoyenne nag bokk ci société civile ba fa ca Ziguinchor di ñaawlu la ñu duppe ñu ne pataaral ak ñàkk jéem dara ci moomem mbir bu nu sañoon it ñooñee dugg ci xiifal dakkal lu ni mel coordonnateur bu vision citoyenne la ñu ci àndal Madja Diop Sané ak Lamine Ba. dañoo bëggoon ñi nga xamante ne ñu ngi xiifal depuis léegi mu mot semaine dañu nekk ci prison bu Ziguinchor bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñuy jàpp ci affaire boofa bi du leen di massa coono di leen ne ñun ñu ngi leen di ñaan nañu bàyyi xiifal bi parce que tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen parents ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jóg pour yëf yi leer pour ñu xam fan la dëgg bi féete ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoom fu mu ne nii ñëpp tiit nañu parce que kuy xiifal presque mot na une semaine wax dëgg yàlla te ngay dëgg saa su ne ñu jox lañu si ay xibaar yi nga xamante ne fukki nit ak ñaar ñu ngi noonu presque ñu ngi sonn ci biir prison bi ñu ngi ñaan état du Sénégal mu def procès bi nu mu gën a gaawee parce que lu ñuy jëkk a ñaawlu tamit mooy ñii ngi def grève de faim presque mot na une semaine ba léegi benn autorité judiciaire ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum justice bi kenn dem leen seeti loolu dañ koy ñaawlu parce que dañuy wax ni ay nit ñoo nekk ci biir kaso yi du ay mala ñoo fa nekk te encore une fois de plus ñu leen di ñaan nañu respecter détenu yi parce que koj pu ñu jàpp ci prison ñu juger gu ñu la am nga ay droit donc dañoo bëgg tamit droit yooyu muy seen ak dañ ko bañ a salfaañe autorité judiciaire yi à travers président de la République à travers aussi le ministre de la justice à travers aussi le parquet de Ziguinchor ñu def seen liggéey mooy lan ñu juger leen nu mu gën a gaawee parce que tamit jàpp nit ñetti at ak lu ëpp juróom benn weer ëpp na wax dëgg yàlla ëpp na. ñu waxtaanee élection gox-goxaan yeeg mbébét ak loi bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu yoonal gi ñeeli wote ci réew mi di code électoral projet boobee jàll na démb ci ndajeem conseil des ministres mu des rek kon jàllale gi ci assemblée nationale ngir wote géem déet ci wàllu woowu nag président Macky Sall démb ci ndajeem conseil des ministres sàkku na ci ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi yore organisation élection mu def matuwaay yëpp ba yooyu jongante jëm ci gox-goxaan yi lépp jaar ci yoon pàttali gi di 23 janvier di ñaar fukk ak ñett ci weeru janvier 2022 lay doon yooyu élection gox-goxaan yi. sport gi Haj Ndate Diop la ñu ci àndal. dal leen ak jàmm football amateur lañ koy dooree ak AS Kolda mi nga xam ni saison bii di ñëw ci national 1 lay joué loolu nag gannaaw biñ ko sacré championne bu national 2 loolu amee woon ca Tambacounda njiital club ba di ko rafetlu bu baax a baax di xamle ni fañ sànni woon seen i gët daal dinañ fay àgg la des kay moom mooy yegg ci Ligue 2 Yaya Baldé lañ ciy déglu. mbégte laa ci am parce que bi ñu doon door championnat bi dañu amoon benn objectif bi moo nekkoon
ñu yéeg en national 1 donc objectif boobu atteindre nañ ko. yàlla tamit xéewalee ñu vraiment ñu gagné tournoi des champions bi donc di sant yàlla di gërëm ñëpp di wax ni que vraiment cette année quand même objectif yi ñu fixé woon yëpp atteindre nañ la. xam nañ ni national 1 bokkutal ak national 2 nan ngeen di waajal ngir def bonne figure foofu ci boobu championnat. waaw xam nga championnat boobu moom mës nañ fa dem donc am na ay benn jàngat bi ñu fa amoon donc loolu dina servir quand même pour que ñu mën a def ay résultats yu baax ci division boobu mooy national 1. di wax rek pour que ñu mën a def ay résultats yu baax tamit il faut que ñu indi les moyens donc il faut que ñu liggéey pour am les moyens qu'il faut parce que dañuy génn du championnat zonal mais c'est un championnat national donc ça sera très difficile et ça va demander beaucoup de moyens te inch'Allah dinañ góorgóorlu pour mën a indi ces moyens là pour que performance yi mën a suivre. ñu fàttali ni ci wàllu national 1 moom kii di Oslo bu Ndakaaru moom moo jël lii di raaya ga gannaaw final yi nga xam ni amee woon na ca Tambacounda. wàllum infrastructure sportive Lat Mbengue nekk ci département bu Kolda moom léegi mu daloo ab stade municipal fonctionnel xeer wu njëkk woo teg nañ ko ci njeexitalu ay bés yi ñu génn mairie ba mel ni dafa saafara kon jafe-jafe wala ab tawat boo xam ne nii ndaw ya ñoo ngi koy yàgg di yëkkati Ibrahima Diame. ci lu yàggul dara mën nañ jàpp ne ñi yëngu ci wàllu sport ci commune du Lat Mbengue daanu jóge ci terrain pet yi daal di dugg ci biir stade projet la bu nga xamante ni maire wu dëkk bi di Macoumba Diouf yàgg na ko mbébét tey ji lañu teg xeer wu njëkk wi. liggéey bi dooragul woon ndax yenn retard yu am ci yenn chantier yi waaye luy wéy la ci noor bii ñu dëgg mën mu doon nag complexe sportif multifonctionnel bu nga xamante ni daanaka dina am lépp muy arène muy ay terrain de basket ak yeneen xeetu sport. li mu ci wàllu loolu mooy lan mooy def fu ñu mën a bëree fu ñu mën a entraîner affaire bëri fu ñu mën a defee ay lamb loolu waaj ñu ko ci woon fu ñu mën a defee volleyball basket ak handball yeneen sport yi nga xam ne xëy na siiwul lool ci gox bi mais xale yu ko mën ñu ngi fi ndax am na tournoi handball bu ma fi sponsorisé wala boog bu ma fi parrainé ñaar wala ñetti at yi passé fii ci lycée bi kon xam nga xale yu ko bëgg ñu ngi fi mais pour ñu mun ko def bu doon tool it il faut mu doon bàq bu nangu kon il faut nga créer leen condition yu tax ba loolu nekk ci ñoom ñu bëgg ko ñu mën koo def. ngir nag mën a jëmmal xeetu infrastructure bile lu mot 150 millions daañu ko ci dugal nguur gi déjà moom contribution moo ngi toll ci 90 millions li ci des mairie bi ak ay partenaire am ñoo koy mottali Ibrahima Diame Lat Mbengue rajo Futurs Médias. football ba tey ak Euro 2020 demi-finale yi niki tey lañ koy door diggante Italie ak Espagne ñaareelu ko demi-finale bi jàpp nañ ko ëllëg mu nar a dox diggante Danemark ak Angleterre. Paris Saint-Germain wéy moom di defar ndëgër laayam. gannaaw recrutement yu yees yi ki di Wijnaldum ak Achraf Hakimi yokk na ca Sergio Ramos équipe bu Paris bi ak ki nga xam ni moom moo nekkoon défenseur central bu Real Madrid amu ko déggoo moom moomu di Sergio Ramos sax tey jii ci talaata ji lay amal li di visite médicale am koppar yañ ko jëndee ak diirub contrat bi ci jamono ji kenn xamagu ko. basketball ak mondial U19 bay amee ca Lettonie suñu gaynde yi di daje niki tey ji ak Canada ñu fàttali ni goney Sénégal yi ñoom ñoo nekk ci ñetteelu place bi ci seen groupe ñoom nag la ñu bëgg moom mooy am ñaareelu ko victoire gannaaw ñetti génn yi nga xam ni génn nañ ko ci ñu fàttali ni ci seen génn bu njëkk dañ caa amoon ndam laataa ñuy daanu ci kanamu Lituanie. cyclisme la ñuy jeexale ak Tour du Fleuve Mali ba léegi moom mooy wéy ba léegi di yor lii di maillot jaune bi ci étape bi nga xam ne amal nañ ko démb diggante Louga ak Ross Béthio Isaka Koulibaly moom moo ca raw ci équipe bu Sénégal nag kii di Nouridine Faye bokk ci vélo club Abdoulaye Thiam ba léegi moom mooy doomu Sénégal bi ci gën a ràññeeku ñu ànd ceeg Mamadou Diagne mi ñuy toppal boobu tour. ñu tuddee que njiitum réew mi Macky Sall maillot bu jaune bi day des ci loxoy waa Mali ndax kii di Isaka Koulibaly moo daal di gàddu ñaareelu étape bu Tour du Fleuve bi ak chrono bu toll ci ñetti waxtu fukk ak ñetti minutes ak ñeent fukk ak juróom-ñaari seconde ci distance bu toll ci téeméer ak ñaar fukki kilomètres mu topp ci ginnaaw ñetti malien yi kii di Nouridine Faye nekk sénégalais bi ñu gën a ràññee ci étape bile moom mi la sax mi nga xam ne ni performance bile mi ngi koy soogaal def ci at mi. affaire bi moom metti woon na étape bi trop yaakaar naa mooy étape bi gën a gudd ci étape def nañu ki quatrième meilleur ki sénégalais meilleur sénégien jéem a di xaaraat rek xul pour xool conserver maillot bi waaw moo gën a rëy dem naa Bénin def naa ki performance bu baax ñëw naa cette fois-ci ñu ngi liggéey ak sama équipe. bii nekk seen participation bu njëkk ci Tour du Fleuve équipe béninoise bi te kii di seen coach di Pape daal di leen di jiital ñoom ñooy équipe étrangère bi ñu gën a ràññee ci course bi loolee tax ba maillot noir bi day des ci seen loxo di tax ba kii di seen coach di rafetlu performance bi nga xam ne équipe am jot na kaa am te di xam leen ni niveau course bi
foo ko natt weesu naka. c'est le début de la course. ñu ngi soog a door course bi te man dama ñëwoon ak benn fan boo xam ne dama ka tardé woon tey du ma def lu dul bég si performance yi nga xam ne tey sama équipe bi de jot na kaa amal te di xam ne ni nag mbir mi du yomb ndax ñëpp ñoo gisandoo Maliens yi dañ nekk si forme ren niveau course bi dafa yéeg ndax Maliens yi dañ ñëw en forme. donner une bonne moyenne à la fin du tour. ñaareelu étape bi naroon jeexee sa Rosso Sénégal waaye li ñu mel dañ ko jot a annulé te bu ñu sukkandikoo si organisateurs yi ñu ñuy xamal ni maire bu Rosso Sénégal moo sàkku li ñu mel ndaxte dafa ñàkk kenn si ay jege ñaaleem Mamadou Diagne si yoon Tour du Fleuve bi ngir rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou fii la ñuy yem ci xibaari tàggat yaram yi jageen jëf ci déglu bi. Hadj Ndate Diop le grand sportif la ñu àndaloon ancien gardien de but mbasankat bu mag ca Pire ñu ànd bi yoon ak Hadj Ndate le culturel. dal leen ak jàmm. wàllum bind lañ koy dooree ak téere bi nga xam ni Amath Diouf bind na ko duppee ko Feu de brousse muy ab titre boo xam ne nii daal daf saa jaare rek di wax ci li nga xam ne rek moom moo dox diggante benn couple di maanaam ay wéy bëggante te kenn ki di ko ku góor ki am feebarub sida ci loolu sax muy wéy di ñaax askan wi ci wàllu feebar boobu di sida waaye tamit di waxtaan ak waajur yi nga xam ni dañuy xiirtal seenu doom wala jiital li nga xam ni moom moo di wàllu matérialisme. Angelina Gomis. Feu de brousse nekk ab livre bi nga xamante ne day ñëw ci dundu doomu aadama bi nga xamante ne dafa amee sida. Mara moom amee na feebar bi di ko dund te waxu ko sax jabaram. waaw livre bi histoire la ci wàllu sida lay wax maanaam ndaw soo xam ne Fatima dafa nobante woon ak benn waay politicien Mara la tudd Mara nag dafa feebaroon feebaru sida waxu ko biñ sëyee mu wàll ko feebar bi ñu dawal quelque temps Mara génn àdduna léegi ndaw si nag vengé wu ci góor ñi pour wàll leen feebar bi vécu la dama doon liggéey ak ñoom lu yàgg comme assistant social la aussi agent de santé la di leen jox ay garab di waxtaan ak ñoom ñu may wax seen histoire loolu moo ma inspiré pour ma bind livre bi yeneen yoo xam ne nag imaginaire la mais li ci ëpp vécu la. assistant social bi di Amath Diouf moo ngi ñëwaat ci choix titre bi di Feu de brousse. Feu de brousse dafa am sens quoi ci littérature métaphore la maanaam dafa am lu muy wund feu de brousse day tàkk dana tàkk jóg waaye aussi dañuy prévoir tey waaw ci livre bi aussi noonu la demee vraiment tàkk na boy ba kii waaye ci fin bi jeexal naa ko. ba tey ci livre bi Amath Diouf moo ngi ñaawlu bu baax yenn ci parents yi nga xamante ne xaalis a tax ñu influencer seen doom ñu daal di dugg ci mariage yi. xaalis lu muy def ci biir àdduna bi parce que Fatima yaayam moo ko dugal ci loolu parce que am na keneen ku mu doon génneel Omar ouvrier la nekk ku am jom waaye Mara bi mu ñëwee ak xaalisam ak ay otoom ay ndombo tànk yaayam daf ko ne lii sama liggéeyu ci sa kër pap bu ko bàyyi mu dem parce que fii Omar du moom ngay nekkal loolu vraiment dafa jaatu ci biir Sénégal. Amath Diouf nag nee na livre bi ab contribution la rek ngir xeex feebar bi nga xamante ne mooy VIH/SIDA looloo tax assistant social bi di ñaax nit ñi ñuy daal di dépisté wu laata yu ñuy def seen mariage. wàllu culture urbaine la ñuy wax ak festival hip hop en couleur jéego bu njëkk bi daanu ko soqi niki tey ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ca maison de la culture Douta Seck festival hip hop en couleur agence Premier Pas moo di ki ko taxawal jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. RFM li ci yéene kaay yi.